Good evening, viewers. Welcome to another edition of our weekly news from Farafenni and the surrounding with me, Ibrahim Esmiai. The Office of the Ward Councillor in Farafenni has launched night cleaning exercise, targeting highways and undesignated dump sites around the Farafenni market. Malik Samba, the Ward Councillor, explained that the initiative is aimed to improve sanitation, reduce health hazards, and restore cleanliness in key public areas. Balai bi liko waral rek pour ñu gëna sétal dëkk bi parce que dañ gis né Farafenni légui nekkatu comme Farafenni bu ñëkka. Farafenni légui dëkk bu mag la té tamit yoon da fi jaar muy yoon bo xamné international route la. Transgambia highway bi nga xamné mo jaala dem bi ci bridge bi. Mu nekk dëkk bo xamné ñu bari ñoo fi dé jaar. Ba paré dëkk bo xamné tamit dafa bari waste. So ñi dé romba dañoo sani mbalit ñi dé liggéey yépp. So ñu gis né suñu dara sax fé ci Farafenni moy tali war nañ ko mun di balé té gis né di best time pour ñu def lool moy guddi fekk nit ñi wacca lool mo waral ci njitali am chairman Papa Tunkara under Kerwan Area Council ak the ward councilor muy man mi suma bopa ñu am initiative bi ak management area council bi yépp dalé ko ci CEO bi Senabou Martin ba ci souf ñun ñëpp ñu bokk am initiative bi pour ñëw di balé di def liggéey bi guddi pour keep the town clean ko gis nga fi tay soko xolé mu ngi set wecc waye elek si ngoon la mere gem gannaaw elek dafa melni liggéey ko won ana sa so nit ñi dal ñoo xamna né ñom war nañu gëna jappalé wa sakantuma borom place so man lima wax nit ñi moy né ñuy improvise suñu amu trascan légui nañ jël sen nañ jël ay saako wala ay box ñu improvise ko defa def sen balidi té bu kenn xép dara même kasi café bi ngay naan sax bul ko jël sani war ko ci tali bi da nga gis ku balé légui dem sen nga gis ku romba kaas mu sané ko té mu naam su xolon ci péggi tali bi sax dina am fum ko mëna tek wala ci box wala ci saako mu dugal ko man lo rek lay advice nit ñi. Abdou Haidara, Kerwan Area Council's Environment, Health and Sanitation Officer, outlined additional plans being put in place to curb environmental littering, including public sensitization and stricter enforcement of sanitation bylaws. Na fera bulo landi pour ka west binol displaced blood do mango da in the critical areas pour ka open bonin tala ka kol tala ni mol batambe kay option so do ba plastic ko fera dam to bele west fera dam après mol kana na dogula ka tambi ka collect o be fera bulo la kon ba fera bulo la kam pour ka ajibe council ka to create green clubs, green initiative whereby we going to turn waste to gold ka fera bulo lan ka kafol empower in waste management recycling concept like plastic recycling ke train plastic si banya la ka recycle wala mo ka recycle anen ka campaign ka online campaign ka mol tali ka musul la usol tala because ka tinyalo mel ka environment kan o be fera bulo lan be mel ko na even this interview is part of it because it's part of environment education. Omarka, a businessman, shared his view on the night cleaning exercise. Balay guddi bi de ni ma ko gisee moom wax dëgg yàlla mosu fee am depuis ca Jaawara ba tey maa ngi koy soog a gis nii ci Malick Samb mi te wax dëgg yàlla lu am fulla lu am fayda la ndax réew du dox waa réew ma ñoo koy doxal te moom bu toogee fii ba yàlla teg ko fii mu nekk kansula bi fii mu jóg di def lii dañ ko war a sant gërëm ko waaw parce que boo xëyee ñëw fekk sa place set wecc loolu advantage la ndax doo sëgg bare doo def dara setal na ko ba mu set man de li ma ci am mooy di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram. Aissa Sugufara commended the Kerwan Area Council for creating job opportunities for youth through its recent initiatives. ñu ngi sant council aussi gannaaw yàlla yonent bi ñoom ñoo tax tey ñu nekk di def liggéey parce que yaaga nañu toog ci kër yi amuñ liggéey bu mel nii ñi toog defuñ dara ñu toog bés rek ñu kool ñi ñu ne ñu ñëw uyu si leen ci area council bi ci leen ñu mobilise ñu jël ñi pour ñu war a ñëw def liggéey bi setal dëkk bi pour suñ dëkk bi mun a dem ci kanam. After decades without power, residents of Maka Farafenni are overwhelmed with joy now that electricity has reached their community. Sheikh Omar Toure, the village youth chairman, highlights benefits like youth staying in their village instead of traveling to seek greener pastures elsewhere. Courant fu mu dugg rek yokkute la parce que courant fu mu dugg loo soxla moo lay fekk si parce que jamono yi ñu toll nii rek gis nañ projet yi bëri ñu ngi fiy dugg di fi lonk seen i fil pour njëriñ li nga xam ne moo fi nekk rawatina ñi nga xam ne ñooy doomi dëkk bi parce que boo seetee tey depuis si ngoon ba léegi li fi jógee dugg Farafenni ak Sénégal pour dem liggéey du ci wàllu bunt ak wàllu
sa weñ bu dam ak machine ak yooyu yëpp daf fiy jeex si parce que am nañ ko fii am na ñoo xam ne mën nañ métal yi am na ñoo xam ne tailleur lañ am na ñoo xam ne si ay machine lañ nekk di liggéey te loolu yëpp daf ñuy fekk fii Maka Farafenni dootuñ ko jéggaani fenn Farafenni lépp loo xam ne dañ ko daan uti léegi ñun xanaa ñoom ñu ut si ko si ñun waaye ñun léegi day tënk ko soxla si ñoom di la wax na courant bi ndawi dëkk bi fii su ma yeboon na la genn wàll gi yëpp génn nañ ñee ngi bit ñee ngi Komba ñee ngi Banjul ñee ngi Farafenni te seen i métier lañ yor te incha allah ñëpp dinañ ñëw fii nii exploité ko seen dëkk bi mu nekk yokkute doomu dëkk bi di ko jàng bu gën a tasaaroo si dëkk bi. Aïssatou Dieng expressed optimism that access to electricity in their village will reduce the hardship villagers endure, especially for women. kon bi mu ñëwee am nañ ci yokkute bu baax parce que da nga daan yónni sa xale guddi du ñemee génn waaye léegi foo yónni xale mu dem fa te ñu ngi si séntu njëriñ bu bëri mën nañ see am ay frigo di ci business dëkk bi am na ay machine yi wala yaa ngi fi taxaw soq dégee wala gerte nit ñi dañuy liggéey si wàllum saaf waaye yooyu yëpp dangay gis ne jafe-jafe la woon ci dëkk bi te ñu ngi koy séntu njëriñ ci courant bi te danga daan dem ba ci xàll bi ngay liggéey sa machine yàqu wala li nga war a liggéey yàqu danga ko fi bàyyi dem ba Farafenni nga jagal loolu ñëw te yaakaar naa ne bu courant ñëwee ci dëkk bi yooyu yëpp daf fee jeex te ñu ngi séntu njëriñ loolu noonu ci moom mën nañu njëriñ bu baax ñu jigéen ñi dem day ñaan sonn ndax dangaa bëgg a liggéey doo mën a liggéey te yaakaar nañ ne bu courant bi ñëwee ci dëkk bi kenn ku ne ndox mu sedd sax boo ko takkee man cee jaayee danga si mën a dépasser sa njaboot boo takkee këram danga ci mën a dépasser sa njaboot waaw courant bi moom wax dëgg sant ak ngërëm rek lañ ciy def di ñaan yàlla mu yokkute jig ñi. Shopkeepers Sidi Diop and Mohamed Touré are stocked, citing business boost and extended trading hours. affaire yi courant bi moom laaj ñu ci dinañu kontaanloo bu baax a baax ndax dafa mel ni bi nga ma laaj sax dafa tombé courant ngee doog a ñëw nii waaw alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax man borom bitig laa te courant bi mu ngi nii am na su fekkoon am naa tey suma fridge ma def ko fii maa ngay jaay suma ndox bu sedda maa ngay jaay drinks lépp lu courant di lifin rek mun naa koo am fii nii waaw kon courant bi njëriñ lim am fii nii alhamdulilah macha allah am na solo bu baax a baax a baax a baax a baax te boo ko seetee bitig yi bari na ci dëkk bi waaw te ci jamono fi ñu weeru koor sax coono bu métti lañ dee am pour am glace benn glace $30 ba $40 da nga ko dee jënd xam nga loolu métti la drink si soo ko buggee fi da nga am xew sax da ngaa dem luye ji fridge ci yeneen dëkk yi ñu seddal la sa drink si wala nga jëndi glace sotti ko ci bërik di seddal sa drink si xam nga yooyu yëpp métti na waaye suñ yàlla dimbalee ba nga xam ne léegi am nañ courant loolu yëpp mun nañ koo defal suñ bopp te loolu sax boo ko seetee moo ci gën a tuuti yaa ngi gis ni maa ngi aj suma fan waaw loolu alhamdulilah waaw tàngoor bi dootuñu sonal yooyu sax dootuñu sonal waaw ba pare boo seetee fii ci Maka Farafenni liggéey métier boo xam ne courant daf ko dee def rek doomi Maka Farafenni am nañ métier boobu muy welding muy carpenter muy fiital loo xalaat rek am nañ ay tayoor yëpp am nañ lifin yooyu da nga gën a tey bala ñoo waxee fii benn at ñaari at soo ñëwee fii da nga fi gis workshop yu am solo yoo xam ne doomi Maka Farafenni ñoo ko moom. waaw courant bi moom sant yàlla rek ndax li yàgg nañ koo séntu benn tey nii ñu gis ne egsi na fii si dëkk bi waaw ñun na nekkoon nañ ci town bi yu demee ni ki Farafenni yu demee ni ki Komba nekk foofu di doxal façon business bii nii léegi biñ gisee ne courant bi wàcce na rek ñun dañoo daw si gaaw dellu si waat suñu dëkk soo gisee loolu ñu def ko mooy courant bi nga xam ne wàcce na fi teg si tamit suñ ko def suñ ñëwee investir lii si dëkk bi dafa nekk njëriñ si waa dëkk bi tamit waaw loolu yëpp lu ko gën a yokk daal lu gën a yokk ñëw bi daal courant bi la daal. Mohamed adds a nice touch, urging skilled youths to return home and invest. képp koo xam ne ni daal ci dëkk bi nga dëkk te am nga métier léegi moom courant bi wàcc na war nga mun a ñëw taxawal sa métier bi fii si dëkk bi muy welding muy tailleur muy façon business mu nekk daal boo xam ne ni daal am nga ko war nga ko mun a ñëw def ko si dëkk bi fii nii ndax place yi am fi mun nga fay liggéey sa place bii nga gis ni man maa ko liggéey suma own pour jënd bagage yëpp investir pour liggéey pour jëmal dëkk bi si kanam. They thanked the government of the Gambia for bringing electricity to their doorsteps. boo seetee depuis ci nguuri Jawara nga xam ne suñ bàyyi la lii lañ doon ñaan nguur yooyu noonu nguuri Yaaya Jammeh nga xam ne ñun ñoo ko tombee ñaar fukki at ak ñaar liñ ko doon ñaan mooy courant yoon ndox bu doy bu set lii lañ doon ñaan waaye yàlla dimbal na mënuñ ko am ci seen jamono
nguuri président Barrow nag alhamdulilah il faut ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax a baax a baax. dëkk moom lu fa dugg su nekkee si projet la sax loxol nguur mu fa kon dañ ciy sant nguur gi bu baax te di ko ci gërëm. ñun daal nguur gi moom ñun sant nañ leen gërëm leen daal amuñ seen fay daal. Good roads are attributes to community, pumping life into its economy and heartbeat into its people. The people of Farafenni are crying over bad road networks in Farafenni, which make it very difficult for vehicles, motorbikes, horse cars, and donkey carts for transport of goods and services in some parts of Farafenni, more especially during rainy season. Some residents of Balangar explain some of the difficulties they face due to bad roads. yoon mu bon rek ñu sonn si ba dee waaw te xam naa ne rigole bi si tali bi buñ ko sekkar ñëwut toujours ñu ngi si problème bu nawetee waaye léegi ndox ma jógee Mauritanie sax si suñ bedd bi la war a jaar ñaari mbedd yi seq benn baaxu si ñun nawet bu jot ñu ngi xalaat suñ miir bi dina daanu wala suñ néegi dina daanu loolu mooy suñ problème. su timing nawet jotee fii moom fii yëpp di nga gis ni fii yëpp mbalit mi ak ndox mi def dee bëri ba ëpp te ñun ñuy dem jigéen ñi sax duñ dee mën a jaar pour dem marché nii xale yi tamit duñ mën a dox si biir bi ko ndox mi nu muy bëri nii sax xale sax mun na faa daanu si biir ndox mi sax yóbbaale ko ndox bi ak moom bëri doon because ndox bu dee jógee Mauritanie def dee wàcce ne jaaree ni romba tali bi jaar ni dugal ni ñëwee boori Balangar te ñu jàppale ñu ngir yàlla si njëfi ndox mi tamit ndox mi def ñu dee sonal fii torop si nawet bi. yoon bi daal bu yaayee tawee tey school yi suñ bëgg a dem school sax dang dee sonna seen yaay ñee dee jàllale ñu mën a dem school suñ leen jàllale duñ ñime fii pour ñu dem school yoon bi daal su te boo indee bagage war a ñëw fii te ko ci seret bagage yi dafay daanu si biir ndox mi sonn neen trop si yoon bi ndimbara la ñuy ut ku ñu dee jàppale rek te yàlla tax mu jàppale ñu si yoon bi xale school yi dañ dee sonn ñun tum war a dem marché fii su yàlla ji tawee nga war a dem marché danga dee sonn fii trop. affaire yoon bi moom fii bu yàlla ji tawee dañ dee am problème bu rëy sax ndax suñ mbedd bi ndox bi jógee si kaw tali bi yëpp jaar Mauritanie jaar yëpp fii la ndox bi di jaar su yàlla ji tawee fii doo am foo mun a jaar pour génn mbalit bi ndox bi yëpp problème la fekk yàlla ji demul ba taw bi bàyyi rek nit du am fu mu teg tànkam génn am na noonu defee sax boo génnee sa ndox bi yóbbu la yoon moom problème la trop si Farafenni muy Mauritanie muy Balangar muy fépp yoon moom problème la suñu si amee ñu si mën a dimbale moo ñu gënal de. léegi soo demee marché jënd bagage yàlla ji taw bi ñëw doo am foo jàll pour muy rombal ko même time bii sax bu yàlla taw nii sax fii sax pour sereet pour mu jaar fi sa problème la soo jëndee bagage sereet fii soo ko ebee soo eggee soo oytul su ñëwee ba fii sax dangaa daanu suñu amee ku ñu dimbale nañu nguur gi dimbale ñu si wàllu yoon kansuloo bi nguur gi moo ko gañe député bi nguur gi moo ko gañe ciyaamaan bi nguur gi moo ko gañe ba tey mënuñoo def dara si dëkk bi leen jàppale ñi ñu liggéeyal ñu comme ñoom fuñ tàllal ñun ñëpp ñoo nekk bokk dëkk si dëkk bi nekk doomi dëkk bi nekk doomi réew mi suñ ñëwee taxaw oote ñu jàppale leen nañ ñu war a jàppale su liñ waxan nit ñi ñu defal ñu ko yoon moom problème la de Farafenni fii yoon problème la fi du ma wax ko ñu Balangar kese waaye Farafenni tout yoon amu fi. waaw yoon bi moom nekk na yoon bi nga xam ne comme yoon bu mag la so da ngaa gis ne tamit ne yoon moom fii yoon bi fii du dee baax nii comme da ngaa gis ne yàlla bi su tawee pour nga ñibbi sax dafaa nekk problème noor bi nag moom dafaa nekk ne comme yoon bi yëpp xeer la so suñu mënoon a dimbale daal ñu defal ñu yoon bi ba nga xamante ni comme client yi suñ ñëwee comme ñëw bi dafaa yomba understand ak dem si jumaa bi dafaa yomba tamit loolu lu baax la. Amar Seka, a resident from Farafenni, Mauritania, said the poor road conditions in Farafenni have a long burden to residents, slowing business activities, making movement difficult, especially during rainy season. ndax Farafenni ñun dañ feebar ñun ba pare because of tey boo seetoon Farafenni am nañ mbedd yoo xam ne mbedd yu yaatu la waaye mbedd yi baaxut ndax yëpp ndox daf ko gas da nga dee toog bi guddi nga am ku emergency ku feebar nga dem war a jël taxi town trip pour moo yóbbu la hospital borom taxi bi si moom bu la laajee fan nga dëkk ci Farafenni soo ko waxee rek ne Mauritanie maa ngi dëkk place nangam du nangoo ñëw because sax la muy gis mooy ne coono bi mu war a am mun na ci am problème laam mun na ci yàqule lu bëri tax du nangoo ñëw tey jii boo seetoon mbedd bi mbedd bu yaatu la waaye buñ toogoon benn nawet fii mënuloo fiy jaar te mbedd bu gën a yaatu si dëkk te fii ba Mauritanie school mbedd bu yaatu la ñun nawet bu tawee mbedd bi nii boo xasee wàcc tali bi mënuloo cross fi de am na ñoo xam ne dañ dem di jëlee seen xale yi Mauritanie school di leen tunxoom di leen teg seen mbagg yi di leen yóbbu loolu yëpp li ko gën a def mooy problème yoon moo ñu ko yóbbee tey bu tawoon tey ku jëlul sa xale Mauritanie school du mun a jógee school bi delluwaat si kër gi loolu daf ñu sonal te every year loolu daf ñuy dal luñ gën a mën a góorgóorlu dimbale ko Farafenni nañ ko dimbale Farafenni man waxuma ñu defal ma sama kër waxuñ ma ñu jox ma dara nañ liggéey yoon yi Farafenni yi ndax jóg dem ñëw yomb booy dem si dëkk yoon la booy dem si kër yoon la
kon nit ñu dimbale ci yoon ndax tey jii nii nit ki bu fekkee am na yoon pour mu jógee fii dem marché ñëw dafa yomb mu jógee fi dem hospital ñëw dafa yomb waaye bu yoon amut boo bëggee dem doo mën a dem de sa dund sax da nga koy jënd supermarket pour nga dugal ko sa kër big problème la bi ko sax borom seret ngay fay daf lay caaju yoon bi baaxut te da ngay fay yoon bi baaxut yow kon loolu ñu ngi ci talal loxo area council di talal loxo government bi yëpp ne nañ ñu dimbale because Farafenni nekku dëkk bu ndaw dëkk bu mag la am na ñoo xam ne fii nekk diggantam ak seen diggante ak hospital guddi bu ñu amoon problème forcé dañuy fanaanal seen kif tawat ba bër set parce que duñ ko mën a yóbbu dixième ci guddi gi ndax yoon bu jafe moo leen ko yóbbee xam nga kuy jooy day bëgg ku koy nax te ñun dañ am problème kon kuy ñëw duñu laaj li ñuy naqari dañ la koy wax amuñ leneen amuñ feneen fu dul dëkk bi amuñ leneen lu dul réew mi kon lépp loo xam ne mën nañu si dimbale ci réew mi ngir mu gën a ñoŋeel suñu dund daf ñooñ si dañ ciy am mbégte bu baax loolu ñu ngi koy tàllal loxo ñëpp. Dembo F. Diba and Omar Sanyang said the road conditions in Farafenni continue to disrupt daily movement and affect businesses, calling for urgent intervention. No, yalo nim feng mang silo man bete a saretul tamino la je. Iro sono fang kamul batan le so much so that e kanyin silo fang avoid e kata sila dola ka selemano kan kanata marso. Silo kati bali yalo no. So but ni silo bedata is directly to kofte je kata straight from Middle School Johnson direct to Edis Johnson efta marso. But whereas silo man kati bitun wala kata mulka avoid e kata sila dola ka selemano kan kanata marso. So a bentala silo jamfata. Silo ni sama jio kalo dulal dotare aka dulal wuri nefa masi ma fa pour ka pindi ni fa ka bore ni silo ka tambulu problème ngata nsingo la bag masino bembulu bari ni sama keda kay muka na masino use kan singo da era kan sulde ila do ko nyanto jambula la programme ko no baba bakel go sun silo aman si nyawman si Farafenni kono silo men ci bisi katamba fidar robi school silo lam no skaram mun jele benye silo ka ay karam mun nani nyon sil be benye sila kilema kam wodo ni nga soto yemma ko kadeda obedi ala nye bake area council yemma ko ila kiamano Papa Tunkara. The Kerewan Area Council on Thursday inaugurated its first council police unit in a ceremony attended by councillors, security heads, chiefs, community elders and residents. The new unit is expected to enforce council bylaws, support sanitation efforts, and help maintain order in markets and public areas across the North Bank region. Papa Tunkara, the chairman of Kerewan Area Council, delivered welcoming remarks to the new officers, urging them to serve the community with integrity and dedication. To all graduates, I congratulate you on your discipline, hard work, and dedication. You have been trained to uphold law and order, and I urge you to carry out your duties with integrity, fairness, and respect for all. In my capacity as the chairman of Kerewan Area Council, I remain committed to supporting you in ensuring peace and security within our jurisdiction. However, security is shared responsibility, and I call on the public to cooperate with officers at all times. The graduates, always remember that the uniform you wear represents trust and responsibility. Serve with honor, avoid misconduct, and be a good ambassador of Kerewan Area Council. In conclusion, I encourage you all to be steadfast, courageous, and guided by the principle of fairness and accountability. The journey ahead may be challenging, though, but it is also rewarding. Your community believes in you, and your region depends on you. Once again, congratulations, and I wish you a success in your service, and may Allah Almighty accomplish all our endeavors. Thank you. Senator Martin Sonko, the CEO of Kerewan Area Council, highlighted the importance of the council police. Today marks another important event for Kerewan Area Council as we inaugurate the first cohort of the council police. Council police are crucial not only for the security of council properties within our local government area, but also for the localized law enforcement, such as bylaws, regulation, and a visible community policing to prevent crimes. It is envisaged, or it is our vision that our council police will work in partnership with the national police to bridge the gap between citizens and law enforcement through
fostering trust, enhancing community safety, and handling minor offenses, thus allowing the National Police to focus on major crimes. And I hope the establishment of the Council Police will further strengthen that relationship in the region in the best interest of internal peace and our communities. Dembo Samate, the Deputy Governor of North Bank Region, commended the Kerewan Area Council for establishing the Council Police. If we put our hands on deck, coming of this municipal police, I think this is the best thing we can have as far as the regional administration and Kerewan Area Council is concerned. Yes, it's a history because it's used to happen, but then it will one staff in Bara, one staff in Farafenni. But today, look at the number. This shows Area Council is no longer struggling. It is doing what is expected of them from the regional, taxpayers. I think choosing chairman as the chairman of Kerewan Area Council is no mistake, and he is making the job of the national government also very easy. Mr. Senghor, North Bank Immigration Commissioner, gave words of encouragement to the new Council Police, urging them to uphold professionalism and work collaboratively with other security services. To our graduates, you have demonstrated resilience, teamwork, and strong sense of duty. You started this journey with determination, and today you stand before us as trained individuals ready to serve your community with integrity and professionalism. Remember, service to the nation is a noble calling, upholding the values of honesty, respect, and discipline in everything you do. Let your action inspire confidence, trust within the community you serve. In conclusion, I congratulate you all on this remarkable achievement. May you go forward with courage, wisdom, deep sense of responsibility. I thank you all. Samba Sedi, Chief Security of the Kerewan Area Council Police, addressed the gathering and urged the new officers to uphold discipline and professionalism in the line of duty. You are now in uniform, ready to take the challenges. But I have no doubt the skills and the professionalism that are inculcated into you, if you fit that into the field, the sky is the limit for you. Remember, you are the watchdogs of the council, and you are the mirror of Kerewan Area Council. Whatever you do, if it is good, it reflects on the council. You do anything bad, it stinks to the council. So my advice to you is, please be very professional in due execution of your duties. A good officer is the officer who has the highest standard of discipline. Without discipline, you cannot work and you fail your mission. I wish you all the best of good luck. I have no doubt you'll make the council, you raise the flag of the council higher height. Once again, I thank you all. Good luck. Fatou Bite, the only female officer in the first cohort, expressed her pride and excitement at being part of the pioneering batch of the Council Police. Thank you, viewers. That's all we have for you from our news segment. Thank you for watching.